ñëpp ñoo koy def mu bëgg ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk dëkk Yoff ñu ubbi suñuy bët te xool il est temps ndax nit koo xamante ni xaarul dara toujours dafay frapper fort nan lay frapper fort déjà éducation nit ku nekk xam na ni c'est un secteur très sensible et très aussi baax si dëkk tey jii nii ba ma demee solliciter ko ni ko dañuy def benn remise boo xamante ni toujours ñu ngi koy organiser Yoff Ngaparou dem naa si ñu bëri ñu gàntu ma mais ba ma ñëwee lam ma njëkk a wax mu ni ma Maomar boo tëddee na sa xel dal kon donc man su ma toogee fii te remercier wu ma ko du ma ko wax tey may wax ni lii lépp bu amee grâce à lui et may ñaan la population yoffoise le 23 janvier ñu dem massivement voter Moustapha Tall ñu élire que mu nekk suñu maire liggéeyal ñu ndax moom doonul dara ndax li muy def nii daf koy def avec ses propres moyens te olof dafa am lu mu wax kuy ram di la boot bu taxawee du ma ta wax te tey fii nii plus de 1 million et quelque jël na ko teg ko si table ni ma Maomar organiser lii et que je pense que ni nag tey boo gisee ñun ñu organiser lii fii c'est juste que Yoff dafa am noo xamante ni dafay demee bëggoon nañ ko def si Bayal mais dafa am ñoo xamante ni dañu iñaan loolu moo tax ñun ñu ñëw suñu koñ ñu organiser ko fii xam naa espace bi loolu moo tax mu restreint moo tax mu xat ñu koy jéggalu bu baax di wax ni tamit koñ boo dugg dafa am kilifa am nañ fi suñuy mag yoo xamante ni tey jii ñu ngi fii kii c'est un doyen monsieur Socé kële suñu mag la mooy le président comité gestion bu école Jàmmalaay kon donc mënuñu ñàkk ñuy wax ci éducation te duñ leen woo ñoom ñu wax ci sensibiliser xale yi ndax xale yi tey jii nii ñoom ñooy avenir suba kon su xale yi su seen tey baaxul seen suba du mën a baax et je pense que ni Moustapha loolu la xalaat ba ñëw ni Maomar jëlal dégré ne xaalis bu bëri ni jëlal nga dem jënd ay fourniture parce que xam na ni ku ci nekk xam na ni dëkk bi dafa metti tey boo xëyee yaa ngi daw dépense yaa ngi daw courant yaa ngi daw ndox boo amee nit koo xamante ni tey jii dafa am pensée sur les enfants kon donc kooku dama bëgg ñu def maximum de bruit pour Moustapha Tall mi ndax jàmm bon pour ne pas trop tarder nag ndax xam nañu dañu yéex a dugg ci programme bi dañuy jox suñu papa suñu lépp suñu monsieur Thiaw comme ça mu sànni ci kàddu après le doyen monsieur Socé ñu jox Adama après ñoom ñu wax ñu tëj jataay bi incha allah. di nuyu di leen sant di leen dalal ci jàmm ak salaam monsieur Tall ñu ngi lay dalal bu baax ak sa délégation waa koñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di ñaan yàlla lépp luñ fi def yàlla def ko xéewul ak yiw damay jëkkee ci xale yi nga xamee ne ñoo organiser fii. lii du seen première organisation si wàllu social wi nga xamee ne ñu ngi koy def parce que dañ ne monsieur Tall social la mais je crois que ñoom ñi tamit koñ bii lii lépp ñoom dañuy def porte à porte chaque événement bu xew ñoom ñooy def porte à porte ñooy sensibiliser nit ñi ñooy oo nit ñi si union ñooy oo nit ñi si solidarité dañuy organiser ay cérémonie yoo xamante ne wallahi mag ñi sax xalaatuñu ko donc ñoom ñii mention honorable ñu jar a félicité lañu ñu jar a félicité lañu ñu jar a jàppale lañu tamit parce que ay xale lañu mais am nañ ay idées am nañ ay idées de développement am nañ notion de partage parce que lu ñu am lu mu tuut nañ dugg si koñ bi kër gu nekk nañ fa sànni dara pas plus tard que événement religieux yi am jël nañ ay soble yu kenn xamul di ko jox kër gu nekk donc ki nga xamee ne amul dara di def loolu kooku bés bu amee yaakaar naa ne dina def lépp loolu donc ñu jar a jàppale lañu vraiment yàquñu dara si coin bii man damay toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di leen conseiller di leen orienter si lu bari ah secteur bi nga xamante ne nag muy lii fourniture yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm
li tax man je suis président du comité de gestion de l'école Diamala Yoff maay président comité de gestion bi APE moo war na gérer lii lépp on sait que notre maire Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi dugg dans les écoles di def li mu man mais loolu ça ne suffit pas am na ñoo xam ne jànguñu si école yi ñu ngi jàng si yeneen école donc yéen bu ngeen amee initiative ngeen jël ay fourniture di ko joxe koñ bu ne di joxe bu ko ñëpp defee yaakaar naa Yoff na matale koñ bu ne bu defee nii yaakaar naa Yoff dina matale parce que dëkk bi dafa metti borom kër boo amee juróomi élève xaw ma nan ngay def ak ces fournitures dafa metti donc idée bi si yéen la jógee monsieur Tall jàppale leen si monsieur Tall ak képp kuy concourir pour maire Yoff yal na la yàlla jàppale yal na yàlla jox kii gën si maire Yoff kii fi gën yal na ko yàlla jox yàlla tànn na ba pare ñun dañuy topp rek di def nii mais yàlla tànn na kii war a nekk maire ba pare donc nag ñu ngi leen sant yal na la yàlla jàppale lii nga bëgg yàlla may lu ëpp sa njort ak mboolem ñi nga àndal ñu ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi d'abord maa ngi nuyu monsieur Moustapha Tall le candidat à la mairie donc de Yoff maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu aussi sa délégation di nuyu aussi képp ku fi teew di nuyu aussi donc les parents d'élèves di nuyu aussi donc les élèves n'est-ce pas parce que ñoom aussi ñoo tax ñu réunir fii vraiment pour jox leen fourniture. Bon, li may njëkk commencer moom mooy je vais d'abord remercier le jeune Ma Omar. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais ici. Bon, yàgg naa fi j'ai fait 9 ans ici, je suis enseignant à El Hadj Elimane Thiaw foofu laa nekkoon mais léegi je suis affecté au lycée de Ouakam comme professeur de français. Donc li ma bëggoon a wax si Ma Omar moom mooy c'est un gars extrêmement ambitieux, très ambitieux pour son quartier. Et je pense que ñëpp muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw ñëpp war nañ ko jàppale parce que ñëpp gis nañ li muy def ci koñ bi. Ça moom man je peux en témoigner parce que je suis toujours avec lui, je suis toujours avec ces gens-là parce que pour certains pères lañ may wax, pour d'autres je suis leur grand frère, pour ñeneen tamit je suis leur voisin, je suis leur ami. Donc man je fais partie du quartier, parce que je suis là depuis des années et des années. Donc lépp lu fi am rek xam naa quoi. Di saluer aussi cette portée. Donc ce geste de haute portée sociale donc et économique. Parce que aussi tamit bu ñuy wax ci éducation c'est une compétence transférée. Normalement lii nii la mairie moo ko waroon def, l'État moo ko waroon def, mais malheureusement donc gis nañ bon ni mu demee ba des gens dañuy organiser wu pour au moins def ay initiative pour yi. Di le remercier encore une fois parce que tamit aussi c'est pas facile ñëpp xam nañ fourniture lu muy coûter donc les parents d'élèves. Man enseignant la damay jàng te xam naa fourniture aussi li muy def ci élève bi su amul fourniture du mën a def dara. Donc vraiment def ce geste là vraiment c'est extrêmement important. Ñu ngi la ciy remercier bu baax di ci remercier donc la délégation, de remercier encore une fois, de remercier encore l'initiateur en l'occurrence Pa Omar Thiam. Donc moom il œuvre toujours pour le quartier, il a des ambitions démesurées pour le quartier. Donc je lance un appel solennel ici et maintenant que tout le quartier accompagne Ma Omar pour que ses œuvres vraiment soient pérennes. Voilà, donc pour terminer, bon dinaa ñaax tuuti élèves yi parce que élèves yi lañu war a jox fourniture yi pour wan leen ne jàng importance bi mu am ci dëkk, importance bi mu am ci famille, importance bi mu am ci xale bi. Parce que nekkul ne rek da ngay jàng pour ëllëg nga am liggéey mais da ngay jàng pour am xam-xam pour mën a defal sa bopp ba pare tamit dimbale sa bopp dimbale say parents dimbale sa réew. Donc j'exhorte tous les élèves yu war a recevoir fourniture yi ñu xam ne aussi tamit on a dépensé des millions pour ñoom tamit aussi il faut ñu mériter aussi cette somme colossale qu'on a dépensé pour eux ñu jël ko avec beaucoup de philosophie jàng am ay résultats yu baax seen parents yi kontaan ñu kontaan pour le développement du quartier de Ngakoro et pour la commune de Yoff. Encore une fois je vous remercie encore vraiment pour ce geste très noble. Merci beaucoup encore une fois Moustapha Tall. Voilà, merci. Salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi jéglu bu baax damaa mënul woon a ñàkk a def loolu parce que sama askan la may nuyu bu baax a baax Moustapha Tall kontaan naa bu baax si yow ak Ma Omar mi taxaw ak Moussa Thiam waaw parce que bés bi dañ ko waajoon samedi bale mu am gàllankoor
maa Omar di sama doom ñëw ci man ne ma Adama pourquoi mënuñoo boole bés bi ma ne ko mën nañ ko boole parce que yow sama doom nga sama rak nga sama nit nga loolu dara nekku ci buñ ko boole itam day doon benn rek parce que day gën a ruqumbuuj gis nga fii ni mu toll mbed bi moo xaw a xat mais naroon na sës ba fale parce que Séeréer sans frontière jigéen ñi yëpp Séeréer sans frontière la ñu daj leen bu baax a baax man nag ma bu ngeen góorgóorlu yéen jigéen ñi fi toog waxuma toogaay bi kese nañ gu nge Moustapha Tall ba ci mairie Yoff mu toog fa toogaay bi di yuuxu amul solo xam nga lan moo am solo jël leen seen carte d'identité ngeen sànni ko Moustapha Tall mu dem toog ci mairie bi loolu rek moo am wax waaye nag fii di yuuxu ba suba amul benn njëriñ jël leen carte d'identité jox ko Tall ndax mën nañoo yor am nañu yaakaar ci moom maa ngi remercié baax mbooloo bi di nuyu waa sama groupement yëpp wax dafa neexul mais maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ne leen ma ak sama waa dëkk ñi nga xam ne ñoo jóge ba benn tali depuis ci ngoon ba tey ñu ngi fii ñoom Waly ak ñoom Samba ñëpp ci programme bi la ñu toog ne il faut ñu gunge la kon maa ngi leen di sant bu baax a baax Tall kontaan naa trop ci yow merci beaucoup. Ay ma way la Barba Papa est tout rose, rose, plus rose qu'une rose, rose. Barba Papa est plus rose, plus noir qu'une rose noire. Barbie du jaune, jaune. Barba la verte comme pomme. Cet ange a la couleur rouge. Barbouillé noir comme un corbeau, et chaque fois qu'il prend ses pinceaux, il se couvre de taches de bas en haut. Barbie doux et tout bleu. Barbie dur est un athlète aussi rouge que le feu. Et tout ce petit monde est heureux. Bébé là, bébé. Pour les enfants. Pour les enfants, tout le monde. Hein? Pourquoi tu dialogues pas pour les enfants? Pourquoi? Moi, Sako, c'est mon fils. Il dialogue très bien. Il dialogue pas, Pourquoi pas? Hein? Pourquoi?
ta bouche. Attends. Ferme ta gueule. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi y'a papa, moi je prends comme personne. Le feu rouge a rosé mes yeux, je n'attends que la mort. Le feu de canne m'a rosé mes lèvres, je n'attends que la bagarre. L'oublier, je bois. Jamais, je bois. Je bois. Au Ganda, je bois. Regarde les musiques à Camille, je bois. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi je prends mon pot, pourquoi tu me prends pas? Moi je prends mon pot, moi je vais pas la battre. Moi je prends mon pot, moi je me relève la boxe. Moi je prends mon pot, pourquoi tu es contre moi? di gërëmaat waa mouvement bi yëpp di gërëmaat waa mouvement bi yëpp di leen wax ni waa Yoff il est temps waa Yoff il est temps maanaam gémmiñ bu waxul dëgg rek day wax li ci ginnaaw dëgg te ab dëkk boo ko bëggee saafara bu dee métitu tànk lañ am nañ wax métitu tànk wi te bàyyi métitu bopp te ñun dañ am feebar boo xamante ne nii ci catalu weewi la ba ci karaw yi ki fi ne respecté wuñu joxuñu cër faalewuñu ñu li ma gën a metti mooy boo waxee ñu ne ministre amul jot ministre amul temps am ministre bu amul jot dina dem di inaugurer ay raawante wala mu dem di inaugurer ay boto dañu nekk ci ay problème on se dit la vérité gis nga mbir buñ xool ne nit ki ñoo bokk ak moom carte gi du foofu carte gi du foofu nit boo ko waree dimbali da nga koy dimbali te yàlla tax saw askan boo ñëwee toog ak ñoom wax a wax bañ fal la lii laay war a suuli boo toogee la nga doon wax bañ fal la na nga fexe nga jëf loolu mais mënuñu laa fal nga dem dëkki fële sa ëlma di ñëw bàyyi ñu fii ñu deeti na déet nga ne da ngay dem di ñu dénk ak nit ñun ñoo la wax nga dénk ñu kenn bu ñu kenn dénk kenn kuy dem na nga dem kuñ soxlaawul doo dénkaati beneen bi mooy PDG am nga sas bi mooy jeunesse bi yëpp ñu ngi sa ginnaaw kuy dimbali nit ci doolay boppam bu yoree sa budget dina la dimbali te souvent dafa am loo xamante ne dama dégg suñu yaay yi des fois dañ koy ndamoo te li ñuy ndamoo seen gaañ la boo waxee ñu ne Diouf Sarr moo ma wutal ab liggéey Diouf Sarr moo ma tax may bale kërëb sab salaire seen ab salaire dañ ko xaaj 3 parties ñetti nit lañ say lu ñu war a fay kenn ak nit ñetti nit lañ kaa fay te di nga toog 3 mois doo fayeku dama bëgg ngeen xeppi seeni bët te seet gis ngeen li fi jot a am yëpp li mu fi jot a def li nga xamante ne nii moom la fi mairie bi def ay mbaar la mbaar ak a wii fi kaay leen connecté wu bañ a liggéey mais leneen lu dul lool li si des yëpp c'est l'état balaa maa dee mu taxaw naan wax leen Yoff kuy état bi ku dul man ku fi nekkul ku dul man ñun yooyu dañ la ko soxlaay biñ lay jox yooyu taxul woon ñuy wax gis nga lii moom la waroon Maamar encore ma lay remercier bu baax di la wax ne fa nga teg sa tànk foofu la parce que doo jeune bu ragal boo doon ragal lii nii doo ko organiser fii ñun nag duñu ñu ñuy xooxatal si dëkk bi lañ dëkk Moustapha Tall dama bëgg nga xam ne si dëkk bi nga dëkk fii koo fi gënul gënu la li ngay def si dëkk bi koo gënul si dëkk bi gënu la dama ni dañ war a bàyyi wax ju ñaaw ay diw dëkku fi moom ñaari parti la dañ ko wóolu jox ko suñu dëkk rek mais ñaari parti la dafa am waajur fële am waajur fii yaa ngi may dégg kii nag sa baay moo doon faj social nga juddoo fi continuer loolu teg si sa tànk ba léegi teggi woo sa kër amul bunte ba ñuy tëj sa kër amul bunte bu ñuy tëj ñu ngi ñun ak yow ku la laal ñu
ku la laa tooyal tooyal ñu ku la laa tufli ñu tufli ka may waxaat ne ñun duñu ñu ñuy menacer encore une bonne fois ñun duñu ñu ñuy menacer ñun kenn duñu menacer si dëkk bi lañ dëkk si dëkk bi lañ bokk si dëkk bi la ñuy dox heure bu ñu neex heure buñ ko sentiré Tapha Tall fu la nee duggal amoo fi frontière amoo fi limite amoo foo xamante ne fiñ na laan fa ngay yem dama ne maire bi bu defoon li ko war koñ bii nii sañu ñu fee taxaw di fi mitin ku dul Abdoulaye Diouf Sarr koñ dama ne waa koñ bii Abdoulaye Diouf Sarr bu defoon li ko war ñun tey jii nii buñ fi laa dugg ngeen sànni ñuy xeer kon li ko war defu fi dara defu fi dara Yoff moo soxla changement dama ne ku ragal na nga daw ku ñeme na nga taxaw Tapha ngi ñëw dal seen kaw ku ñeme na nga taxaw ku ragal na nga daw Tapha mu ngi ñëw dal seen kaw ku ragal na nga daw ku ñeme taxawal Tapha mu ngi ñëw dal seen kaw ku ragal na nga daw ku ñeme na nga taxaw Tapha mu ngi ñëw dal seen kaw duñu ragal ay duñu ragal duñu ragal duñu ragal duñu ragal ñun duñu ragal duñu ragal duñu ragal duñu ragal ay élèves pour fourniture kon tur boobu day dëppoo ak yow ndax barki Dembo Ndiaye nga nekkoon ndëngaañ ci benn école donc yow yaa ngi miser sur la jeunesse donc ku xool tamit par rapport ak ñi la wër mu xool di ay jeunes kese kon yow buñ ne yaay le candidat de la jeunesse l'espoir l'avenir yaa ngi koy firndeel bu baax di la gën a tamit firndeel sunu kóolute ci yow ndaxte olof day wax ni Moustapha ku la dikk mbana alaxira àdduna na la jox palaat nii nga àndeek Yoff gépp amul xaaj amul seen foo dem di def social te dekogoo maire kon yow boo nekkee maire sunu xel dal nañu nii ngay ànd ak ñun di remercier waat ñëpp waxuñu ngir ñun ñi ànd ak moom déedéet mooy ñi ña nga xam ni mouvement bi yéen ñuy gis di dem pour ngeen xam jëmm ji ndaxte ka nga xam ni daanaka boo xoolee 95% ci ñi koy wër ñëpp ay ndaw nañ kon yéen ñii di samay moroomu jeunes yéen laay waxal nañu dimbali jàppale kii nga xam ni mooy sunu lépp di benn jeune bu engagé et qui fait confiance aux jeunes c'est extrêmement important ñun jeunes yi nañu ñëw ànd ak Moustapha Tall au soir du 23 janvier ñu installé ko ci mairie Yoff bi mu mën a àggale li muy def je vous remercie. merci Toula di nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di tàmbalee nuyoo bi ci xalif général Kuli Laayeen muy Doudou Makhtar Laye di jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu wasaareel ma ko ci kilifa diine yëpp di nuyu kilifa aada yi di nuyu képp ku nga xam ne mi ngi yeewoo Yoff di nuyu tamit waa Mbëdëxun ak Ngapparu ak képp ku nga xam ne dëkk nga biir Yoff parce que lii nii sama yaram dafa daw bu ma ko gisee ndax ñun ku ñu xam-xam ne ci éducation lañ gën a focus ci la ñu gën a kii parce que éducation mooy yor ëllëg réew tey ndaw ñi bu ñu leen jàppalewul accompagner wuñ leen ëllëg dina metti trop 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 ci ñun comme que ñun dañu nekkoon ay ndaw suñuy waajur accompagner ñu ba tey ñu doon ku ñu doon nañu fexe ba ndaw yi ñu accompagner leen ba lu ñu doon ñun tey ñoom ñu ban ko doon ëllëg loolu moo waraloon tey ñu ñëw fii ci Ngapparu pour def don de fourniture ak ku gis fii nu mel xam ne
man def nañ ma seen xol ba pare dañuy xaar bis ba jot rek incha allahu rabbi ñoom ñëpp ñu votel ma parce que àdduna soo su nekkee lépp loo mën di def ci kaw suuf fexeel ba sa askan di yëg seen bopp ci yow waaye nga war a jàppale sa waa dëkk ngay bàyyi sa waa dëkk di jàppale waa Parcelles wala waa Plateau wala feneen ak feneen bàyyi ñu nga xam ne ñoom ñoo koy yelloo ngay dem feneen loolu moom samba alaar laa ko tuddee te loolu man daluñu loolu ñu ngi koy sante suñuy waajur ba yàlla def na doon ñu samba alaar te incha allahu rabbi ñun suñu programme dañ see tënku ci ay points yu bari muy jàng mi muy wàllum géej gi muy wàllum ndaw ñi wàllum mag ñi wàllum jigéen ñi am sunu programme fexe nañ def de telle sorte que ba nga xam ne tey ñoom ñëpp bépp secteur bu nit nekk rek di nga ci gis sa bopp te ñun loolu mooy suñu yitte tey mooy suñu yitte ëllëg ci ginnaaw loolu dama naan mention spécialement Omar parce que bu ma ko waxee yàggul matul 3 jours mais dama ko wax ma ne ko soo demee boo tëddee nelawal ndax man lépp lu nga xam ne jàppale xale la man du ma ci xaar benn mbindeef dinaa def lépp lu ma man ba bés bi jaar yoon mu ne ma ok amul problème après si la commencé dem ci programme bi même tamit Adama Séeréer sans frontière tamit di ko remercier bu baax a baax a baax a baax parce que ñoom bu mu bëggee def bés bi tey ma ne ko ah maa Omar kët dafa am ab bés bu muy def te yenn bokk ko nañ ko boole def ko benn daf ma ko nangul ci nangu yu gën a rafet loolu dama koy santaat bu baax a baax a baax a baax di sant nag koo xam ne kenn la ci man moom kooku dama ko bëgg ba awma ci moom sago muy Moussa Thiam kooku man bañ naa ko ba nga xam ne su ma toogee jour su ma ko gisul sama kër damay am lu ma naqari ndax dama naan lu tax Moussa ñëwul parce que dama bëgg chaque jour ma koy gis ndax bëgg gu ma ko bëgg ak cofeel gu ma am ci moom ak gis naa ne moom avancement Yoff ci lay dox guddi ci lay dox bëccëg chaque jour ci loolu la nekk ci ginnaaw loolu nag di sant bu baax waa mouvement bi jàppoo suqali suñu Yoff gis naa nuñ ma taxawoo gis naa nuñ ma jàppalee guddi ak bëccëg duñu nelaw duñu yendal duñu fanaanal lu may wax chaque jour rek Moustapha Tall képp ku ànd ak moom soo dëgguwul da ngay dem ba da ngay xat génn rek ngay bëgg mais soo dëggoo nag da nga ciy jeex ba jeex da nga ciy nekk ba jeex tàkk ku nekkul réel mënoo ànd ak Moustapha Tall ku nekkul nit ku dëggu mënoo ànd ak Moustapha Tall loolu yàlla def na ko nit ku nga am na ñu bari nag dañuy ñëw ne non nañ dem buñ demee lekk suñu wërsëg ñibbisi mais fii ku fi ñëw indi fi lu baax fekk ko fi ku fi indi lu bon tamit ñu fay la lu baax parce que ñun loolu la ñu xam loolu la ñu jàngale si ginnaaw loolu nag maa ngi sant mbooloom yëpp di santaat bu baax Ngapparu parce que ku xam fii xam ne ku ñu dénk mairie bi fii mooy cosaanam mais fii nu mu mel ngeen xam ne ñàkk na ko yàgg na fii nii maay borom. xam nga ma yokk si ñaari baat bala may terminer ñu ma ko seqal ñëpp man maa ci gën a nekk ndaw te ñoom ay màgget lañ te ñoom dañoo nekk di préparer seen retraite mais man damay soog a dugg si àdduna man ak ñoom une minute ma dóor lañu daanu wóor na Cheikh ma yokku si lan beneen baat bi mooy lan man ak ñoom du combat ñoom ñëpp ku si jàkkaarloog man da ngay sëgg doo siggi ndax ñoom si seen biir lépp lu ñu reeree wala lu ñu xewle wala lu muy man di doon lu ñu waxtaane day ñëw ba si sama kër dama leen a xam te xamuñu ma dafa am ñu nekk si ñoom ba pare di ma informer te ñoom xamuñu loolu ba tax na lenn laa leen di wax nañu xam ne ñun déposé nañ suñu candidature ba pare
jot nañ suñu récépissé jot nañ suñu lépp jot nañ suñu quittance déposé nañ 15 millions yi pour dem élection. loolu lu tax ma wax ko ñu doon lam-laamee ñoom ñu dem si ñenn ñi di yàq xelu nit ñi naan leen yàgg Moustapha Tall si ñun lay topp loolu c'est faux amul posé naa sama candidature te damay jàmmaarloog ñoom une minute ma dooleen ñu daanu midi le 23 janvier midi ma gagné leen massivement duma seen morom si saa si baat asalaamaaleykum wa rahmatulah